jërë ngeen jëfati ci ànd bi ak télévision Futurs Médias dalee na jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi ponk ca gën a fës Baye Modou Fall ñu gën ko xam ci Boy Djiné ma rëccoon dibeer ji weesu ca camp pénal mujj nañu koo jàpp nag ca diwaanu Tambacounda jamono ji may wax ak yéen nag kon jóge na fa ñu naan Missirah ngir wutali rek ca Tambacounda googu ak waa gendarmerie bu Légion Est nag ñoo def liggéey bu am solo boobu dinañ jokkoo ak Moussa Oumar Gueye mu gën ñu cee indi leeral lu soxal nag découpage administratif beeg coow li mu jur muy dog-dogaat gi ci gox yi nag ci réewum Sénégal jëruñ ji ñu dénk biir réew mi nag mi ngi ciy dalal xel yi moom Félix Antoine Diome nag mi ngi xamle rek ni kon mbooleem li askan wi nag di ñaxtu nañu xam ni dinañ ko gën a saytuwaat daañu ko bàyyi xel bu baax a baax ci woteeg goxaan yi wala boog sax ci code électoral bi lu soxalit kon carte électeur yi nee na lépp luñ ci war a indi ni xibaar daañu ko indi bu waxtu wa jotee moom moomu di jëriñ jooju di Antoine Félix Diome nag ak naataangoom bi ñu dénk rek goxaan yi ñi ngi doon janoo ak rek way taskatu xabaar yi nu ko baaxoo di def muy communication gouvernementale bi ñuy faral di am saa su ne naka noonu it ni ñu ko waxee rek gis nañu ne kon département bi nga xamante ne tey juddu na mu yees muy département bu Kër Massar loolu it gis nañu ne juróon na coow ca njëlbeen waaye bu ñu déggee ci seen i kàddu loolu nag dañu koo def rek ngir daal di rek tëral yoon tey tamit askan wi dañ ci gis seen bopp dund gi yokk nag ba jéggi dayoo rawatina ak yàpp bi moo xam jën bi dawlin bi ak naka noonu marché bi tey seetlu gi genn la soxna yi sonn nañu lool lu soxal nag yokkute googu nag dégg nañu jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu njënd mi ak ñaay ma mu cay yëy yàbbi nag rawatina ak wàllu dawlin bi kii ñu toftal ci ki jiite rek kon ASCOSEN mi ngi ci indi leeral di Momat Cissé nee na nag loolu daal mënul doon lu wér ci lu ñu mën a sukkandiku moom li mu gis rek mooy taxe bi nga xamante ne jëm na ci wàlluk importation nag taxe boobu dana ko war a xoolaat bu baax a baax Momat Cissé moom la ñu invité woon tey ci info matin beneen ponk ci biir xibaar yi les rubriques hebdomadaires ci wàlluk caada la Ibou Diouf nag di ñu ko defal booy leen seetlu daanaka benn ay bés bu ne dana indi nag loolee tey ñu sëgg ci téere bi nga xamante ne nii Aïda Diop moo ko bind moom nag mannequin la woon ca njëlbeen téere bi nag mi ngi ciy xamle rek kon jaar-jaaram waaye tamit mi ngi ciy xamle li nga xamante ne nii moom la ñu faral di nemmeeku ci métier mannequinat loolu yëpp ay kàddu la mbala bokk ab gis-gis la boo xamante ni jot na cee dund aslëf mu tënk ko rek ci téere bu yees boobu mbokki ponk yaa ngi nii daan ci toftal xët yu njëkk yu yéene kaay bu ngeen taaxeerloo tuuti ñu faram fàcce xibaar yi. Mangok rëccoon na ci dibeer ji weesu ca kaso bu camp pénal bu Liberté 6 moom moomu di Baye Modou Fall ñu gën ko xam ci Boy Djiné ca diwaanu Tambacounda nag la ñu ko jàppee tey ci suba Missirah la jugee ko jamono ji ñu wax ak yéen Légion Est bu gendarmerie nag moo def liggéey bu am solo boobu Moussa Oumar Gueye la ñu fekk ji ca diwaanu Tambacounda capitale orientale Moussa Oumar Gueye maa ngi lay nuyu. Fatou Kiné Deme maa ngi lay fay. kon mu mel ni. Djiné mi nga xamante ne nii moo waraloon coow li fan yi yëpp rëcc na waaye soriwul ndax Tambacounda la ñu ko jàppee génn réew mi. voilà ni nga ko waxee rek noonu la amee bu ñu xoolee ci juillet 2016 ba ñuy waajal Korité Modou Fall Boy Djiné jàppoon nañ ko ci Tambacounda boobu nag ca frontière Guinée Kalifourou ak benn BMW X6 lañ ko jàppale woon indi ko ci commissariat police bi nekk ci Tamba. tey jii nag ci weeru juin xaw ma nuñ koy waxee en tout cas ci 2021 Boy Djiné daal dinañ ko tegaat loxo bi yoon nag waa gendarmerie nationale ñoo ko teg loxo gannaaw section recherche bi ñu ko toppee géolocalisation ko di ko topp ñu gis ci suba si mi ngi woon ci benn moto nekk ci booru gaaru Thier bu Tambacounda waaye nag xarañam tax mu nekk nag jiitlanteeg ay ñoñom ñoo xam ne dañu nekkoon ci benn Ford Edge boo xam ni immatriculation bi double A la 996 W moom nag ñu daal di jiitu daal di jàll ci yoonu Kédougou bi ndir ngi dem li leen nekkoon seen itte moo nekkoon génn Sénégal ci frontière bu Mali daal di dem Maroc waaye nag ki nga xam ne moom mooy Boy Djiné bi mu jiitlanteeg ñett ci ñi nga xam ne ay ñoñom fi mu nekk nii ñoom ñëpp teg nañ leen loxo ba indi leen ci comme légion bi moom nag am na fu mu séen ñu daal di taxawal seen oto bi Ford Edge bi port Missirah ca la
taxaw daal di bi mu seetloo mbir yi xam ni bu moywul rek dañ leen di teg loxo mu wàcc route nationale bi doon jël yoonu suuf bi di xool nu muy dawee ndaxte moto bu rëy la yor benn moto XT Max yu mag a mag yi ci yooyu la yéegoon ak benn casque bu gris sax boo xam ni moom la lay jëfandikoo moom nag ñu daal di koy teg loxo waa brigade routière ñoo ko teg loxo tombeek nag ñi nga xam ne ñoom ñooy gendarmerie nationale ginnaaw liggéey bi watgaal ak yëgoo la comme légion bi Davico bi la maane ak ñoom ñëpp ñu daal di wàcc sur le terrain daal di dem nag fekk ko Missirah ñu defal ko benn cortège delloosi ko ci jamono ji may wax ak yow mi ngi ci biir comme légion gendarmerie bu Tambacounda taskati xibaar yëpp a ngi fi Davico gi la maane bi nga xam ne moo jiite comme légion Tamba Kédougou nee na dina def waxtaan fegoog ak taskati xibaar yi askan wi itam ñu ngi wër rond point gouvernance bi ñii di romb di taxaw di xool Boy Djiné ana tey lan lay mujjee fii ci Tambacounda waaye li am ba des faat bi mu génnee ci oto bi nee na man damay combattre injustice yàgg naa ko wax fu nekk loolu daal la doon wax gendarme yi naan ko Modou Fall noppil loolu du ñàkk dina feeñ sax ci enregistrement yi lu ñu mën a jàpp mooy Modou Fall Boy Djiné tegaat nañ ko loxo fii ci diwaanu Tambacounda muy ñaareel bi yoon diggante juillet 2016 ak mois de juin 2019. jërëjëf Oumar Gueye ñu bàyyi la rek nga gën a topp xibaar boobu ndax wax nga ko léegi ñoom kilifa yi féete foofu ca gendarmerie bu Tambacounda dinañ jàkkaarloo ak taskatu xabaar yi ngir gën caa indi leeral waxoon nañ ko tamit ci ponk yi muy rek kon dog-dogaat gi ñu nemmeeku rek ci gox yi ci réew ma Sénégal bi ci mujj nag muy départementalisation bu Kër Massar tey jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu gàll biir réew mi ak ki ñu dénk nag gox-goxaan yi ñu ngi doon janoo ak taskatu xabaar yi mu soxal nag communication gouvernementale boobee la ñu ca xamle tey ji la nag moo di ne daanu déglu askan wi ndax booba nëga ne ñu ngi ñaxtu ci wàllu woowee waaye nañu jàpp ni benn yoon duñu leen beddi tey tamit dinañ bàyyi xel rek code électoral ba naka noonu it lépp loo xamante ne lu ñu war a xam la ci xibaar dinañ leen ko xamal bu waxtu wi jotee ñu teewlu jëriñ ji di Antoine Félix Diome ñu dénk ko biir réew mi ci micro Maïmouna Ndiaye. su fekkente ni def nañ découpage bi léegi du indi benn rëq-rëq wala du indi benn jafe-jafe ci wàllu carte électorale bi ak ci carte électeurs yi carte d'électeurs yi ak ci nombre de députés yi ak leneen lu ci aju élection wu député yi naam concerné wul élection locale ou élection territoriale wu janvier 2022 yooyu waaye ma koy leeral ni Sénégal am na histoire bu yàgg ci organiser ay élections ñu am ay fonctionnaires yu xarañ yoo xamante ni ci wàllu waajal élection lu ñu mën la te lu ñu xam la te am découpage administratif bu créer département wala ay communes du lu bees ci Sénégal depuis 1972 ak léegi am na at yu bëri 76 ci Louga ay 2011 avant 2011 2008 2002 donc yàgg nañu am ay découpage administratif ci Sénégal du lu bees te saa yu découpage administratif amee li nga xamante ni mooy lieu de vote bu fekkente ni dafa soppeeku wala soppeekuwul li ci war ci wàllu liggéey jëmale ci carte électeur administration boobu ñuy wax direction générale des élections te bokk ci ministère de l'intérieur lu ñu xam la lu ñu mën a def la te lu ñu mën a liggéey la ci lu mucc ayib ak lu ci mënti am na ay poñ yu ñu d'accord yu bari ñiy def wàllu politique yépp ba dinañ ko mandargal dugal ko incha allah ci code électoral bi li nga xamante ni tamit moo ci topp bu résultat yi liggéey bi nga xamante ni audit beeg évaluation bi def nañ ko bu ñu amee yuñ ci d'accord tamit dinañ ko dugal comme ni ñu war a dugalee. ni ñu ko waxee nag Kër Massar googu nag tey doonuk département bu Sénégal muy ñeent fukk ak juróom-benneelu département xam ngeen ni ca njëlbeen coow la bari woon na waaye nag tey lu ñu indi nii leeral mooy dañu ko def rek ngir gën a may gën a bàyyi xelit askan wa yeewoo ca Kër Massar rawatina ak ci wàllug yorin ñu ànd ceeg Maïmouna Ndiaye ak Youssou Baro. ñetti arrondissement xar kanam bu yees ñu indi ko Kër Massar doon léegi département ñi fare ci nguur gi di yaatal xibaar yi ñu am. li ñu doon tuddee arrondissement des Niayes nga xam ni yëmbal nord la woon yëmbal sud Kër Massar ak Malika dañ ci dolli commune bu ñuy wax Jaxaay Parcelles Ñàkku Rab
waaye du commune bi yëpp mooy dugg ci Jaxaay Parcelles du commune bi yëpp mooy dugg ci département bi commune u Jaxaay Parcelles Ñàkku Rab boobu dañ ciy génnee Ñàkku Rab taqale ko ak Tivaouane Peulh génne ci Médina Thioub taqale ko ak Sangalkam. ndaje bi mooy juróom-ñaareelu yoon ñu koy def janoo nguur gi ak taskatu xibaar yi décret bi nga xam ni moom moo jëm ci coppite yooyu ñu gën cee yaatal ñu bari xalaat ni lii dina indi coow ñaari jëwriñ yi fare ci nguur gi neneen lañu gisee. pôle urbain bu Diamniadio moom dina am particularité buy am foofu ci pôle bi mais loolu dinañ ci ñëwaat plus tard beneen bi mooy zone boobu nga xam ni mooy zone u Sangalkam Bambilor Tivaouane Peulh ñàgg ak Jaxaay ci dëkk yooyu ñu fa jëlee wax na ko léegi Ñàkku Rab day fekk Tivaouane Peulh ñàgg Médina Thioub day fekk ci Sangalkam wante tamit Bambilor na mu tëdde woon dootu ko tëddee niti ndax dëkk yi nekkoon en amont yépp boo génnee autoroute à péage bi ba ngay egg Sangalkam ba ngay egg Njaxeraat Njóobeen di Noflaay yooyu yëpp dañ leen di boole léegi mu nekk benn commune muy commune bu Sangalkam. ñaari jëwriñ yi di leeral ni lii dafa ñëw ngir soppi ci dundinu askan wi gën a yewanal gën a itam yombal nekkin bi. dañuy xool askan yi nga xamante ni war nañu mën a dajaloo wala ci wàllu économie ci wàllu koom seen ànd mën na gën a yewanal seen nekkin wala ci wàllu sax découpage administratif bu ñu ko defee. sous préfecture yi ni ñuy taxawee ak préfecture yi dina gën a yéwénal doxalinu état ba lépp loo xamante ni yittewoo nañ ko dina gën a bar ci ni nga xamante ni solution yi noonu lañ koy apporter. di daje fii léegi fukki fan ak juróom ci beneen ndaje bu mel nii ñu koy amalee ci bile béréb waxtaanee fi itam lu soxal askan wi. leneen la ñu war a waxtaanee lu soxal askan wi Maymuna Njaay mooy dund gi nga xamante ne nag yokku na ba jéggi dayoo moo xam nag yàpp jën ak lu mu ci mën a doon dawlin askan wi sonn nañu rawatina ak rek ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci jaba yi kii nag ñu toftal ci njiital Ascosen muy nag Momat Cissé moom na mu ko gisee rek mooy dañoo war a xoolaat bu baax a baax moom sax gis-gisam wute na ak kàddu yi tukkee rek ci jëriñ ji ñu dénk lépp lu soxal njënd mi ak njaay mi. lenn nag la mu jàpp ne war nañ ko xoolaat bu baax a baax rek mooy taxi yi ñeel importation yi ñu teewlu ko moom moomu di Momat Cissé tey moo nekkoon ganuk Infos Matin. que mënoon na wax rek ne am na waxtaan boo xam ne ñu ngi ciy def ci huile bi ci taxe bi TAI bi ba nga xam ne avancé na ba fi mu toll nii waroon nañ ko mettre en œuvre mais mu ngi bloqué woo ci ministère des finances donc ñu demandé ministère des finances mu def. Taxe bi TAI bi mu mettre ko en œuvre ba nga xam ne suñu industriels yi mun nañu importer huile en vrac da nga maam daal di ko jaay ci prix boo xam ne moo gën a moins cher huile importée bi loolu muy benn ci diwlin bi ñaareel yàpp wi mais jógee na juróomi téeméer ba fi mu nekk nii mu ngi dem ci juróom-ñetti téeméer te ñu ngi seetaan élément de bétail bi kooku bu ñu ci layee ndax ngoon gu jot boo rombee nag yi dañu fees del macha allah ba nga xam ne da nga maam yàpp wi mun nañ éliminer les intermédiaires mun nañ éliminer taxes yi nga xam ne jaaduwul te ñu ngi koy percevoir te loolu yëpp ñu ngi ko teg ci doo consommateur bi. mu nga ko mu nekkoon Momat Cissé vice président bu Ascosen ñañu ne nag dañu leen di toxal fële rek ca Sendou muy nag ñooñee di yëngu ci lépp loo xamante ni soxal na wàllug woto muy ouvrier yi ñu jëlee woon ca caaro yi ba nëgë ni nag ña ngay rek xaar lañu leen dikk muy juróom-benn hectare yoo xamante ni nguurug Sénégal moo ne daf leen koy jox te ba nëgë ni nag jotuñu ca ñoom liggéeykat yooyu seen lim toll rek ci ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ñu ne boo mayul seenub liggéey dana naax saay ndax jafe-jafe yi ñuy dund jamono ji am na ay kàddu ñu yëkkati dénk ko sunu naataango Abdou Diouf Diagne. kon bu nu amee surtout 6 hectares fii ci Sendou mécaniciens yi dañ leen sonal ci décret ci toxal dàq mën naa wax ne ci nguuru Macky Sall presque mën naa wax ne léegi mu am fukki at musuma ci dégg benn recasement dàq rek li ñu dégg dàq rek
recasement bii lii ñu am benn waay ju ñuy wax daam jaane ne ci parce que nit kii da ngay tudd ka def ndax moom ñëw ni ci site bi jël ko di liggéey port bi des centaines de milliards lañ ko jox kooku waroon naa doylu fekk lu ëpp 300 et quelques pères de famille nga bëgg leen piétiner jëkkul rafetul ñaareel ba mooy sonn nañ lool ouvrier yi sonn nañ lool. ñeneen ñu sonn lool muy commerçant yi féete fële ca marché central bu Kaolack ñoom it ñi ngi ne siiwa rek maire ba dakkal la muy jëf jamono ji muy rek ay espace yoo xamante ne ma ngi koy jaay ci li ñu xamle ay marchand ambulant foofu te kenn gënu leen caa yey leneen la ñu naqarlu tamit mooy foire boobu ñuy amal ca Kaolack te booy xool ci jamonoy feet la ñu koy amal te ku ne xam ne ni ci jamono yooyu ñoom it ci la ñuy fortaatu kas néew loolu nag la ñu bëgg mu dakk na mu gën a gaawe amal nañu ab toogaayub ñaxtu dañuy dem ba foofee fekk ji fa Ibrahima Diame. rue Caniveau d'école lañu dajaloo tàkk ay brassard rouge commerçant yi la bokk ci mbootaay bi ñuy duppee ànd taxaw bi di loué saa su événement jotee bépp espace bu nga xamante ne des na ci allée principale marché ne seeni naqar kon di interpellé mangoog rek ñuy jéggalu kon ca loole gannaaw Kaolack dañuy wax ci Lompul nag ab dëkk la Lompul village ma nga ca Kébémer foofu it gis nañu ne lu toll ci 2 junni ci hectare nee nañ nag boo mayu daal dana naax saay li ko waral mairie ba nag la ñu joxañ baaraamu tuuma muy mairie bu jokkul ndax nee ñu mairie bu jokkul jëwriñ nag fi mu ne nii dafa bëgg rek kon jël espace boobu nga xamante ne booy xool ay garab la ñu fay jëmbat te yàgg na koo def nag ñu ne daf koo bëgg a jël def ko nag ab domaine agricole te ñoom loolu bëgguñu ko seetaan benn yoon kañu ca joxañ baaraamu tuuma nag mooy mairie ba nañ ko xamle Thierno Fall la ñu fay fekk ji. réserve naturelle communautaire bu Lompul village ci atum 2013 lañ ko taxawal fii ci diiwaan gi muy 2000 hectares yu nga xamee ni si ci biir xeetu garab yu bari jëmbat nañ ko fi ngir naataange gox bi. darkase mu ngi fi new mu ngi fi kàdd mu ngi fi li ngay gis xott butéel yi yëpp ak werek ak sëng lépp jëmbat nañu ko fi. garab yi dañ koy witt gone yi fii dañuy ñëw di witt di lekk gis ngeen darkase ni mu meññee. ñun ñëpp ci lañ doon liggéey mooy waral darkase yi ñu bàyyi ko fi bande réservée ñu libéré ko pour jur gi ñu koy sàmm suñu jur. ginnaaw juróom-ñetti at ci ren mairie bu jokkul jëwrin fas yéene jël suufas réserve bi nag jariñoo ko ci ab projet bu mu ni da koy taxawal ngir jàppale xëyu ndaw ñi. mu ni dafay defaral go gone sone si pour ñu liggéey day sàmm ana gone yaa ngi ni amul kenn ku dëkk ci gox bi koo xam ne am nga benn parcelle bu ñu la jox wala benn hectare bu ñu la jox pour nga day. ndax tey gis nga ñax mi fi ne du nu màngaan ñun du nu màngaan jur gi fii lay lekk fii lay naan kooku nag moo tax population bi yëpp daje ne loolu du fi amee. waa dëkk bi ñoom li ñu bëgg mooy ñu bàyyi leen fi seen réserve bi lu ko mooy rek ñoom dinañu taxaw xeex ak képp ku nga xamee ni si nar nga caxatee seen suuf si. xeex bi li ñu koy def mooy yëgal nañ ko président yëgal nañ ko ñu ko war a yëpp sous préfet yëg na ko chef de village yi dem nañ ba sous préfet ak ñun zone si déggul loolu li ci teg mooy ay yat kuñ fa fekk ngay piqueté nga dee bàyyi suuf si wala nga rey ñu continuer sa piqueté. fii ci commune bu Jokkul nag coowal suuf bari na fi lool jamono yi ci diggante mairie bi ak baykat yi looloo tax nag ba askan wi taxawal ak kuréel gu nu duppee aar li ñu bokk ngir nag mën a sàmm seen suuf si nga xamee ni si jàpp nañ ni ñu ngi koy caxatee. ñu koy jaajëfal Thierno Fall procès bu rek Souleymane Teliko ak Madiambal Diagne nag jamono yi ñuy wax ak yéen ma ngay daw fële ca tribunal bu Ndakaaru ñi ngi ko fay amal boobeep procès ci fàttali Madiambal Diagne moom moo tuumaaloon kooku di Souleymane Teliko ne nag ba mu demee daal fële ca Tchad loolee booy xool nag ci mbirum Hissène Habré la ne dafa am rek ay koppar yoo xamante ne kon jot na ko faa jël jàppee koppar yooyu ni per jom loolu nag moo indi woon coow loolu ba tax rek kon tey jilee ñu yegg ci procès ñu di ko amal ni ma ko waxee jamono ji ci tribunal bu Ndakaaru dinañ ci dellusiwaat
Djibril War nag moom it xam ngeen ni defoon na coow lu rëy fële ca Afrique du Sud ci Johannesburg gannaaw rek nee ñu ab laale boo xamante ne jot na ko laale ak ay député yu fekk baax ca réew moomu di Afrique du Sud dem na sax ba ñu ne dafa daal di wékk kenn koo xamante ne nag collègue député am la foofu di ab soxna moom moomu di Djibril War nag weddiwul dara ci lu ñu ne def na ko waaye nag wékk ga moom daf koo weddi ñu gis ni nataal bi sax ñi ngi ko doon wërale ci réseaux sociaux yi Chérif Dia. image bi wër na àdduna ay député yu nekk ci parlement panafricain ci Afrique du Sud di xeex seen biir ci ñoom bokk ci sénégalais bi di Djibril War comme ni ñu koy gisee. bi ñuy fal ki war a jiite suñu kuréel bi député bi nga xam ne mooy député Mali di député Sénégal député bépp dëkk bu nekk ci Afrique de l'Ouest dafa ñoo def ci bëgg a bokk teg ko ci lu wóor a wóor waaye député yi nga xam ne ñoom ñoo nekk beneen gox bi di Afrique du Sud Zimbabwe bëggoon seen candidat falu ne loolu ci am di ñu jaay doole di ñu saaga am sax kenn ci ñoom maanaam di xartal député Mali bi ne ko dinaa la rey bis bi ba bëggee ëpp nag ñoom ñu yéeg ba ca kaw jël ñi nga xam ne moom la ñuy fale muy bulletin yeeg urne yëpp yóbbaale ko. moom Djibril War nekk président commission des règlements bu parlement panafricain dañ koo tuumal ne dafa wéq benn soxna député. woon fa woon rek jàpp ki gën a xamadi duma ko duma yu metti nekk am na ko mu doon filmer boo ko gisee ne ko bàyyil li ngay def mu saagaam ma dellu ci moom dóor ko benn coup xam naa waxtu woowu ndaw si ki am Majolina ki waral mbir mi xam naa ngelaw lee ko laal. fi mu toll nii amul benn plainte bu gàll ci ndoddu Djibril War ndem sax mi ngi jéggalu. ñun jigéen di góor Sénégal ci diine ak suñu coutume suñu tradition suñu aada jigéen même bu ñu seetlee yaa ma tooñ da nga ko baal ma kon baal ma mu ne comme loolu am na moom amul lu muy def. fitna gi nag président bu commission bi Union africaine ñaawlu na ko fa ñaawlu yam ndéem sax liñ koy nemmeeku ci assemblée nationale yi nekk ci pays anglo-saxon yi bari na. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Chérif Dia ca diwaanu Thiès nag daara ju mag jooje ñu duppee Iba Der Thiam étudiants yi nag ñoom la ñu bëgg ren rek mooy njàng moo xamante ne du am benn grève ndax gis nañu ne liggéey boobu ñu fa dooroon nag jëm ci chantier daanaka daal la ca tukkee tey dal na seen xel ba tax na ni am nañu yaakaar daal ci njàng moo xamante ne du amuk grève directeur des centres régional ba foofee ñu dénk ko wàllu njàng mu kawe ma moom nag mi ngi xamal étudiants yi ne dana def seen lay kàttan ba ñu nekk ci anam yu mucc ayib Cheikh Anta Diop. Université Iba Der Thiam bu Thiès ci ay bés yi ñu génn étudiants yi génnoon nag doon sàkku nag ñu baral liggéey bi lu jëm ci wàllu campus social bi ak campus pédagogique bi waaye mel na ni jamono yi de liggéey yi dooraat na ba sori na directeur centre régional des œuvres universitaires bu Thiès di ko dëggal. bu ñuy wax université Thiès li ñu fi gis ko si néew te ñu xeeb ko lool nañ ko gërëme étudiants yi nga xamante ni may nañ ñu jàmm parce que fu jàmm amul liggéey mënu fa am. syndicat yi nga xamante ni bii aussi ñooy PATS yi. recteur rek ministre bi yónnee na Bamba Fall mooy directeur u DMSS mooy construction yi am na loo xamante ni bii commencé na. donc jox nañu app bi soriwul defe naa ñoom étudiants yi ñoom a gën a xam nañ ko étudiant moom lenn moom jàng naa ko ci. luy waayu di wax ak ñoom na doon lu leer. directeur bu école polytechnique bu Thiès na nag jéego yu am solo lañ def ngir fexe nag ba étudiants yi ñu teg leen ci anam bu baax ñu mën a jàng. directeur Cheikh Sall moom bu mu fi ñëwee ba léegi gis nañu ni lu muy daw yëpp mooy pour que nit ñi nekk dans de meilleures conditions de travail. tey boo demoon ci campus social bi boo ko xoolee rek di nga xam ne ni am na changement bu mag a mag a mag. di sant directeur CROUS di sant bu baax mooy monsieur Cheikh Sall di santaat bu baax aussi directeur de l'école polytechnique de Thiès. ngir jàppale étudiants yi di jëm seen wàllu wér-gu-yaram góor gi Sidien di international ci wàllu basket jox na nag ay garab ak ay jumtukaay jëm ci wàllu wér-gu-yaram ngir ñu gën leen a taxaw ci seen wàllu wér-gu-yaram.
cant ak ngërëm ñeel la Cheikh Anta Diop dugub bu suuna bi nag li ñu koy dugal ci réewum Sénégal ba ñu ko xaymaa daanaka at mu ne toll na ci téeméeri milliards ak juróom benn fukk ci suñuy koppar ñu ne nag loolee lees mën a xeex la Sénégal war naa moom boppam ci xeetub mbay moome ki ko xamle nag di ki jiite ISRA gannaaw ab nemmeeku bu mu doon amal ca diwaanu Ndar foofee yëkkati na fa ay kàddu la mu sàkk nag bokk na itam ci ñu amal ab direction scientifique boo xamante ne dafay am doole lool ci wàllu woowee waaye tamit mën a tëddee njaaxaanaay ñu teewlu ko Momar Yàlla Seck ci micro Ousseynou Diop. beneen pàcc bi nga xam ne ni wax nañ ko si njëlbeen mooy affaire blé bi gis nañ ni li ñuy importé si blé 160 milliards de francs CFA dafa bëri te gis nañ ni ISRA mettre na en place 8 variétés de blé 4 tendres ak 4 durs li des si loolu mooy nu mën a accompagner ISRA mu def vulgarisation culture blé du ñu yem foofu rek mais war nañu mettre en place benn système de production de semences boo xamee ni dañu koy accompagner par un renforcement de capacité ak formation acteurs yi loolu yëpp su yeggee si njëlbéen ba il faut que nam ñu def benn plaidoyer au niveau de l'État pour que mu mën a mettre en place benn programme national de production de semences loolu nag suñ ko defee dina dëpp blé loolu nag suñ ko defee il faut que tamit ñu mën a discuter ak partenaires yi développer benn partenariat public privé pour que ensemble ñu mën a inciter tous les acteurs au niveau de cette chaîne de valeur di leen gërëm. ci diwaanu Sédhiou la ñu jëm ak soxna yi nga xamante ne ñoom ñooy yeewoo ca commune boobee ñu duppee Diendé soxna yooyu nag tey taxaw nañu ngir dooleel leen bu baax lépp rek ngir ñu moom seen bopp ci wàllu koom rawatina ak ci liggéeyub transformation boobu nga xamante ne ci la ñuy yëngu ñi leen jàppale nag bokk na ci Casades ak fondation Konrad Adenauer ci ab lël nag la ñu leen boole ñoom soxna yooyee Bakary Konté. jigéen yi yor ay entreprise fii ci région bu Sédhiou ñoom nag ñi ngi jànkonteel ay jafe-jafe pour accéder ci marché bi wala bokk am ay financement wala bokk ni ñuy gérer seeni entreprise ba tax na nag fondation Konrad Adenauer ak Casades daal di leen jagleel benn formation loolu nag pour ñuy mën a gérer bu baax seeni entreprise. Le but c'est de bien les outiller. objectif formation bi mooy ñi ñaax jigéen yi daal leen gën a jàppale outiller leen former leen pour ñu mën a doxal seen business nu mu gën a waree ñu mun fa gagner xaalis maanaam générer ay fonds wala bokk ñi daat fee am tam loo xamante ne moom la ñuy dundee pour am bonne nutrition. Sur l'assurance d'une bonne nutrition. directeur exécutif bu Casades di ne ñoom nag am na lu ñuy xaar bu formation bi jeexee ci jigéen. Nous attendons des femmes vraiment c'est. li ñuy xaar ci jigéen yi mooy ñu daal di gën a am conscience ci enjeux yi problématique yi yoo xamante ne moom lañ fi développé jigéen yi mën a engagé wu man nag lu ma foog muy jigéen yi bu ñu fi génnee dinañ gën a am détermination daal di gën a taxaw pour ñu nekk ñu autonome parce que nag loolu bu amul violence basée sur le genre ci nga koy gis ci kër yi daal koy gis fu nekk ba tax na formation bi bu fekkee jigéen yi am nañ ko rek dinañ gën a am ay ressources seen entreprise nga mën a dem kanam loolu nag bu amee si la ñu mën a présenter ci instance de décision yi wala bokk ñi diriger sax collectivités territoriales yi. Les communautés elles puissent participer effectivement à diriger aussi les collectivités. jigéen yi nag teewee formation bi dine dañu bëgg ñu implanter leen benn unité de transformation. si transformation yi ñuy def Casades lu ñu bëgg ñu jàppale ñu mooy ñi am suñu unité de transformation boo xamante ne jigéen ñi yëpp dañ ciy bokk parce que jigéen bu nekk dañuy liggéey si seen biir kër yi waaw waaye bu ñu amee suñu unité bopp comme ça jigéen ñi yëpp foofu la ñuy rassembler liggéey fa comme ça ñuy exposer seen produit. jigéen entrepreneur yi nekk ci région bu Sédhiou di ñaax Casades ñi daal di amal initiative yi mel nii maanaam yokk formation yi loolu nag pour seen gox mën a développer. yegsi nañu ci les bonnes feuilles de la rédaction pàcc la bu ñu jagleel wàllug caada Ibou Diouf nag dina ko baaxee daanaka benn ay bis bu ne boo koy seetlu tey nag ñu sëgg ci ab téere boo xamante ni ki ñu naan Aïda Diop nag moo ko bind moom mannequin la woon tey nekkatu ko ci téere bi nag boo koy xool dëgg-dëgg ab soxna ma ngi ko cay wane dadaa la ñu koy wax moom dadaa moomu di xoolaat moom it dundinam ci ñaar fukki at ak juróom ba mu nekkee tout tànk ba tey ji mu nekk ko
boo xamante ne rek dëgër na lu bari nag dëxëñ nañ ko ci waaye tamit suñu société bu Sénégal ni mu tëddee ci atum 1990 boo koy xool ba nëga ni ab expérience bu mu dund weccoo ko nag ak mannequin yi nga xamante ne ñoo fi nekk jamono ji Ibou Diouf. ci at ci gannaaw mu nekkoon mannequin bu ñu ràññee loole nag fàttewu ko benn yoon donte jamono ji mu ngi ci leneen gannaaw juróomi at yu mu défilé ba tax nag mu dëxëñ lépp ci benn téere jagleel ko askan bi. téere bi mi ngi tudd expérience de vie vers une aube nouvelle maanaam li ma dund sama àdduna durant quelques années moom laa tënk ci livre bi. ci bile téere nag mu ciy nettali jaar-jaaru Dada di ko xamante ne soxna su tëju woon la toog ci ruqam jamono ji nag mu wax ci li nga xamante ne moo aju ci taar ak askan wi ni ñuy dundee. dama ko bind pour yee déjà adolescente dafay moment bu critique ci xale man ba ma koy bind j'étais adolescente donc loolu dama ci bëgg ñaax adolescente yi suñu paree ci adolescente bi condition jigéen ñi ñu waree éduquer seen doom nu ñu war a nekkee soxna nu ñu war a nekkee seen biir kër. ñëwaat na ci jaar-jaaram loolee nag mu ne ab journal intime la loolu lu ci bëri nag mu jële ko ci ni ñu ko yare ak li mu dund gannaaw ba mu doon défilé. voilà man ci jamono yooyu may bind dama nekk jigéen bu tëju sama jikko la noonu laa mel mais léegi maa ngi ubbeeku nànk-nànk avec l'âge. bëri na nag ay thèmes yi nga xamante ne rek Aïda Diop mi ñëwaat na ci wàllu mannequinat wàllu nekkinu askan bi ak li nga xamante ne loolu dafa fas yéene baaxe ndaw yi yëngu ci wàllu mannequinat. métier mannequinat de nos jours du métier bu amati valeur parce que dañ ko dévaloriser avant on était fiers xam nga nekk mannequin di défiler mais ak l'éducation bi ngay am doo xalaat certaines choses maintenant nit yi dañ ko xale yi jigéenu tey yi moo tax maa ngi leen di ñaax ñu ànd ak dal éducation am na solo. Aïda Diop nekkoon mannequin moom tamit nag am na ay lijaasa ci wàllu marketing communication jamono ji muy nettaliwaat ci jaar-jaaram ne ku tëju la woon waaye bu at yi di wéy mu am lu bëri lu soppeeku ci moom ba jamono ji nee na am na lu bëri lu mu jàngat ci digganteem ak askan wi. mangook am na solo lool Ibou Diouf ñu koy jaajëfal ñu jàll nag ci xët yu njëkk yu yéenikaay yi ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf bal ba tàkk na la ñu doon ruumandaat am na la ñu doon sikki sàkkaka laam-laamee ka nasaka nocci taxaw na Kër Massar def nañu ko département ubbi l'Observateur njiit réew mi Macky Sall ni mu ko digge woon waa Kër Massar keroog fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sàttumbar 2020 bi leen mbënd mi songee sonal leen yàqaleen lu bari mu demoon fa moom Macky Sall doon leen masawu ca la leen waxee woon ne li ñu bëgg ci Kër Massar ngir mu mën a doon il faut que dañu koy defub département yéenekaay bi nañu def nañu ko département nag Kër Massar mooy ñeent fukk ak juróom-benneelu département bu Sénégal ministre di Antoine Félix Diome ak Oumar Gueye ministre collectivité territoriale ñoo def ab communiqué démb di ko ca dëggal ñetti arrondissement moo am ca département bu Kër Massar mu di Malika Yëmbal ak Jaxaay Le Quotidien nañu démb ci la dogal bi soog a si waaye bi président signé décret bi def Kër Massar ab département ak léegi def na daanaka semaine ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai gi ñu weesu ca la ko Macky Sall signé woon journal bi bind ci xëtam mu njëkk ne Kër Massar 46e département bu Sénégal Macky Sall jëmmal na plan bi ko Oumar Gueye tegaloon moom Oumar Gueye ministre de la décentralisation yéenekaay bi nee nañu moom la bambam gën a maase ci redécoupage bi ndax Sangalkam ga mu jiite doon maire ba moo ca gën a neexle Soleil national xëy ci cocc ak cosaanu Kër Massar na dëkk ba njëkkoon a tudd di Banxaas ak fa mu jaar ba tey ji mu tudd Kër Massar doonub département lépp mi ngi ci page 12 ak 13 bu yéenekaay bi yeneen yi yéenekaay yi xëyee bokk na ci góor gi di Abdoulaye Wade mi waajal moog waa këram élection locale yi Sud Quotidien wax ñu ne waa Parti démocratique Sénégal activé nañu seen task force Abdoulaye Wade tànn na fanweeri libéraux ngir ñu xalaat ci pexe yi ñu war a demee ci élection locale yi Vox Populi gis ne Abdoulaye Wade mi ngi namm ay ngànnaayam daas fanaanal di xaar local yi 23 janvier 2022 yi la Sénégal nañu la ciy ñu rek moo di Abdoulaye Wade def na blisam tànn lu mat fanweeri libéraux ngir ñu doxal yëf yi waaye Bara Gaye bokku ci kenn seenul aw turam ci liste ba la Tribune nañu Abdoulaye Wade mi ngi waajal xaat combat électoral bu mag bi doom ja di Karim Wade moom ak Khalifa Sall ak Macky Sall ñoom ñett ñoo gën a fës ci xët mu njëkk journal Tribune bind ne muy Karim Wade di Khalifa Sall ñoo ngi ci seen xeex bu mujj ngir seenu fon ci politique bi mën a gudd xeex ngir ñu am ne see leen waruñu
ñu jële fi article L31 bu code électoral bi leen tee bokk fexe ba ama taxawaay bu mag ci géopolitique bi fexe nu ñu mën a doonaate ay électeurs di woote ngir mën a doon ay candidat kenn ci ñoom di meerum Ndakaaru ba woon Khalifa Ababacar Sall maire bu Guédiawaye di Aliou Sall mi ngi seede ci moom lu rafet yëral xët mu njëkku Les Échos Aliou Sall nee na Khalifa Sall nitu kese la nit ku sell te tabe nit ku woyof te bëgg yaayam lool Les Échos nañu mi ngi ko wax ba mu demee doon ko jaale ji yaayam ji génn àdduna ginnaaw Khalifa Sall ak Aliou Sall ñu sar tàggal ba ci meneen Sall Macky Sall moom président de la République doo nit njiital Benno Bokk Yaakaar moom la journal Enquête xëy li mu gis ci taxawaayu Macky Sall ci local yi 2022 yi moo di président bu APR bi mën na cu mën na ca coalition tous tasaram gi mu yor di waa Benno Bokk Yaakaar xam na nu muy waxee ak ñoom ci jamono ju nekk li koy firndeel moo di dégg nañu ko keroog ca Kaffrine mu ne duñu nangu benn militant di dem ci élection locale yi ak beneen liste bu bokkut ak bu Benno Bokk Yaakaar enquête dina kay nañu te moom Macky Sall mi wax loolee keroog 2014 moo fi waxoon ne élection locale yi mbirum local la moom du ci dugg ñu dugg ci kasoy réew mi ngir wax ci mbiri ki fa génnee bu yàggul di Boy Djiné l'observateur xamal ñu ci xëtamu njëkk ne gardien yi liggéey keroog bés bi Boy Djiné évadé waa sûreté urbaine auditionné nañu leen démb waaye li ñu wax enquêteurs yi moo di évasion bu Boy Djiné ñoom gisuñu ci dara dégguñu ci dara xamuñu ci dara Les Échos nañu dàq nañu it ba mu set wecc li ñu naan Boy Djiné li ko dimbale ba mu génnul ca kaso ba ñi ci kaso yi réew mi li ñuy dund journal L'As ne nañu xàmmee suwu ko ak jaxal na ma kaso yi fees nañu del ñañu fa tëye ñu toog di xaar seenub àtte bu yàgg ba léegi di longue détention préventive jéggi nañu dayoo ndax ci 11547 doomu aadama yi nekk ci kaso yi 177 ci ñoom ñoo ngi xaar ñu àtte leen bu yàgg ba léegi. ma ngoog ñu koy jaajëfal bu baax a baax Mamadou Mohamed Ndiaye yéen it mbokk yi sant nañu leen gërëm leen bu baax a baax beneen Mamadou Ndiaye bi taxaw na Mamadou Ndiaye nuyu naa la. maa ngi lay fay soxna Fatou Kiné Deme bàjjenu gox di nuyu téléspectateurs yi internautes yi boo jeexalee rek ñun waa heure bu baax bi ñëw installé wu. heure bu baax bi nga daal di dikk ak ñun rek ci xarala yeeg la nga xamante ni moo ca fës ma lay jaajëfal. jaajëfal la ma ngoog ci kanam tuuti ci bàkk bi da nga daal di teew mbokk yi yéen it sant nañu leen gërëm leen bu baax a baax ci teewlu bi yéen ñi fare woon ci machine bi cant ak gërëm ñeel na leen rédaction bi dina fi dikkaat ci yeneen jotaayu xibaar ñu leen di ñaanal kenn daloo jàmm.